amis internautes ñu amati mbégte ak contentement bu wér a wér teew fii ci seen biir chaîne Bakel 24 TV ñu leen di fi seeni dégtal émission bu am solo émission boo xamante ne day jëm ci wàllu wér-gu-yaram waaye bu ñu wér-gu-yaram rek dañuy yaakaar ni wér-gu-yaramu doomu aadama la ñuy wax waaye tey ji dañuy dem ba ci biir jur gi donte ay doomi aadama la waaye dañuy dem ba ci biir jur gi tey jii nag ñu teewal fi koo xamante ne min nam xam-xamam min nañu waxtaanam ndax du benn yoon rek lañ ko mës a invité ñu bàyyi ko rek mu nuyoo laataa muy xuus ci suñu biir émission. maa ngi leen di nuyu yéen internautes yi Bakel TV di leen gërëm di leen sant wax nga ko léegi nee nga bu ñu nee santé rek ñu bëri dañuy xalaat ni santé dafay am ci doomi aadama mais léegi dafa am benn concept mondial bu ñuy wax One Health maanaam santé humaine santé animale santé environnementale yépp léegi benn santé la kon maa ngi leen di gërëm di leen sant li ngeen teew fii ci sama kër ngir ñu mën a waxtaan. mbégte la ñuy am saa su nekk toogal moom docteur Lo vétérinaire ñu xam ko fii ci biir Njàmbur mais tey jii nee nañ booy déglu nit ki nga xam ko mooy tax muy gën a neex su ma doon laajte kan mooy docteur Lo loo may wax. waaw xam naa ni dama koy dagg ndax docteur Lo moom Ousmane Lo laa tudd di vétérinaire docteur vétérinaire di doomu Sénégal jànge lycée Blaise Diagne laa defee baccalauréat en 1976 bi ma amee baccalauréat série D mooy tey série S2 ñu orienté ma école inter-état des sciences et médecine vétérinaire bi nekk université foofu jàng naa fa def naa fa suma doctorat au niveau de la faculté de médecine mais soutenir naa doctorat diplôme de docteur vétérinaire ma génn en 1983 dama génn rek commencé liggéey ci administration waaw boobu xale bu tuuti laa woon ay 25 ans mu ñu nommé ma chef de service ma dem nekk chef de service Diourbel chef de service régional maanaam yore Diourbel Mbacké Bambey ma jógee foofu ñu nommé ma chef de service régional élevage bu région Cap-Vert Dakar Pikine Rufisque Guédiawaye yooyu ma jóge foofu tamit ñu yóbbu ma Tamba comme inspecteur régional de l'élevage ma coiffé foofu Tamba Bakel Kédougou fi may jeexale sama carrière administrative nag mooy fii Louga waaw parce que en 1989 xam naa ni yéen du ngeen ko fàttaliku mais durant les malheureux événements Sénégal-Mauritanie man maa nekkoon fii inspecteur régional élevage donc en 1992 la yebbeeku ci administration ubbi sama cabinet vétérinaire ma tudde ko samay maam Serigne Louga waaw kon defe naa ni tooñu ma wàcc nga waaw waaw docteur tey ma déggee ci sa biir wax sa jaar-jaar am na solo macha allah tey ji loo doon wax xale bi nga xamante ne moom mu ngi jàng te rêve yëpp nekk vétérinaire rek la bëgg. waaw man même suma cabinet comme dama jóge benn école xale yi bu ñu ñëwee ndeysaan dama leen di dégg ñu ni damay bëgg nekk vétérinaire ni ma waaw tonton wala ñu ni ma papa nan la ñuy def ba nekk vétérinaire man leen da ngeen di jàng rek parce que man bi ma nekkee lycée Blaise Diagne seconde A laa def seconde A mooy tey série L seconde A laa def première D maanaam dafa mel ni dama jóge seconde A dafa mel ni dama tey ma jóge seconde L def première S2 terminal S2 maanaam dama jóge ci seconde A dem première D def terminal D waaw kon xale yi en général ndeysaan dañuy bëgg mala xale yi dañuy bëgg mala donc ñu ci bëre boo leen laajee dañu leen wax ni dama bëgg nekk vétérinaire ñi nekk ci jóge ci département bi ndeysaan ci àll bi ñoom it dañuy wax dama bëgg nekk vétérinaire ndax dimbali suñu waa dëkk ndax vétérinaire amu fa kon vraiment c'est un métier passionnant métier te jur gi bala ngay xam ni daraa ngi ci rek nga ciy liggéey waaw nga xam ni
yàlla am na secret bu mu fa def. waaw moo tax vraiment maa ngi ñaax xale yu Sénégal ñu ci bëree ñu ñëw emprunter carrière vétérinaire ku ci am bac nga dem école inter-état ku ci yàlla def amuloo bac tamit nga am beneen diplôme bu gën a suufe nga mën a dem école bi nekk Saint-Louis wala nga dem sax école diggu doom bi nekk Bambey waaw. tey jii ñu fas yéene waxtaane feebar ci biir mala yi ñu tànn ñun ci benn muy tétanos chez le cheval. tey jii docteur su ma la doon laaj tétanos chez le cheval ñu faram fàcce ko tuuti rek laataa ñuy dugg nan lay def ba dal. xam nga feebar bu ñuy wax tétanos bala mañ ci dugg bu baax sax dama leen di wax ni Sénégal li fi nekk ci fas toll na à peu près ëpp na 500 000 juróomi téeméeri junne ci xayma waaw juróomi téeméeri junne fas yooyu xam nga dañu leen di jëfandikoo ci tool yi fas yi ñooy bay fas yi dañ leen di utiliser ci transport bi di yóbbu nit ñi di yóbbu marchandise bi boo demee ci tefes gi fas yi ñooy xëcc charrette yi di yóbbu jën yi donc fas dafa nekk lu am solo ci suñu réew waxtuma tamit fas ba tey ci rawante course yi da ngeen koy seetaan waaw bu neex donc fas dafa am solo lool waaye li ci doy waar dafa feebar bi ko gën a sonnal moom la ñuy wax tétanos nag tey dañ koy waxtaane ndax ñu ngi dugg ci nawet waaw di ngeen xam lu tax may def rapprochement entre nawet ak feebaru tétanos parce que tétanos feebar la buy feebaru maladie neurologique maanaam day jàpp neer yi nag xaw ma lu ñu koy waxee ci wolof mais day jàpp neer yi sidit yi ba mën a yéeg dem ci yóor gi. kon moom ni muy sonalee doomu aadama bi. voilà parce que tétanos dafay dal mala yu bëri yi nga xam ni day dal xar day dal xaj day dal nag day dal fas day dal nit waaw parce que doomu jàngoro ji benn bactérie la waaw xam nga doomu jàngoro yi ñu ngi leen di classé bactérie virus champignon virus moom defe naa Sénégal gi ñëpp xam nañ ko dégg nañ ko ndax Covid 19 bi doomu jàngoro bi virus la mais tétanos moom doomu jàngoro bi bacille la bactérie la waaw mi ngi tudd Clostridium tétani mais Clostridium tétani boobu day doomu jàngoro bu nga xam ni day sereti benn poson ci biir deret waaw benn poison benn toxine bu doy waar bu soxor doomu jàngoro boobu moom lay sereti ci biir deretu mala nit ki wala fas ki bi nga xam ni tétanos dugg na ko te doomu jàngoro boobu Clostridium tétani boobu dafa nekk li ñuy wax un germe anaérobie maanaam bëggul ngelaw bëggul oxygène donc moom bala muy mën a law nekk ci fu roqe fu lëndëm waaw mu ngoog fu xaw a tàng lëndëm foofu la doomu jàngoro bi di mën a law waaw di mën a law tétanos feebar bu garaaw la ci fas ndax mën naa ni fukki fas yu tétanos ñaar a ciy sowe waaw fukki fas yu am tétanos juróom-ñett yëpp dañuy daanu juróom-ñett yëpp seen borom daf leen di ñàkk te xam nga tétanos te xam nga fasu wëtiir fasu saret fasu ordinaire fasu baax mi ngi jar téeméeri junne 500 000 kon xam nga ni feebar bu doy waar la dinañ ci dellu si xam naa ni ci fin bi. mais docteur tey jii xam nga tétanos bi ñun mën nañu wax ni tétanos bi nii la duggee ci biir nit bi mais fas bi moom nan la war a mën a def ba tétanos bi dugg ci moom ba war koo mën a gàllankoor noonu ba bañ ci voilà fasu am tétanos ñeenti
la war a mën a am pour mu mën ko dal bi ci jëkk mooy fas wi gaañu maanaam fas wi dëgg pont fas wi romb fenn seng dagg ko fas wi xureeku deretam deretam génn kooku bunt la benn bunt ngo waaw pour doomu jàngoro bi mën a dugg te doomu jàngoro bi bu duggee ba Clostridium tétani boobu bu duggee day sereti poson bi poson boobu mooy tétani moom lay sereti ci biir deretu fas wi benn bunt la donc mooy fas wi gaañu fasu oto mbëkk fasu joggi pont fasu di jaar fenn seng dagg ko benn bunt la am na tétanos bu ñuy wax tétanos chirurgical waaw am na par exemple tétanos fas wi gaañu ñu koy faj vétérinaire bi di ko faj nga xam ni bu ko fajee ba pare am na jumtukaay yu nga xam ni war na ko def ngir aar ko tétanos jumtukaay yooyu manqué fas wi jëli ci tétanos waaw kon boobu mooy tétanos post chirurgical mooy maanaam post mooy après waaw fas wu ñu defal chirurgie fas wu doon gaañu vétérinaire bi nelawal ko ba pare di ko ñaw faj ko mais ba mu koy ñaw faj ko mu ngoog am lu ci manqué am lu ci sooxe tétanos feeñ beneen bi mooy tétanos obstétrical maanaam xam nga ku ni obstétrique nga xalaat gynécologie waaw maanaam tétanos obstétrical mooy wajan defe naa xam nga ko mooy fas wu jigéen buy jur waaw xam nga fas ëmbam toll na ci fukki weer ak benn ak fukki weer ak ñaar 11 ba 12 mois fas moom lay ëmb fasu jigéen woowu ñu koy wax wajan di ko wax jument buy jur doom ji génn mais après ànd bi mooy enveloppe bi mooy rakk ji xaw ma nuñ ko tuddee xam naa xaw ma seen internaute yi nekk Bakel xam naa am na luñ ko tuddee mais fii dinaa dégg ñuy wax rakk ji dinaa dégg ñuy wax ànd bi bon ànd boobu dafa war a dañ mais bu fekkee matu bi dafa metti fas wi di jóg di jóg di toog doom ji génn mais ànd bi wàccul ànd boobu noonu muy fas wi di jóge di taxaw ànd bi mën na tibbaale doomu jàngoro tétanos kooku kon mooy ñetteelu bunt bi ñeenteelu bunt bi nga xam ni fas wi mën na am tétanos mooy tétanos ombilical waaw maanaam léegi tétanos bi daratul ndey ji mais mool bi lay dal waaw mool bi mooy poulain bi maanaam mool bi bu juddoo xam nga jumbaxam day nekk góom jumbax day tooy xepp te léegi jumbax bi noonu muy nekkee góom tooy xepp fan yu jëkk yi bu ñu deful attention maanaam vétérinaire bi bu deful li mu war a def mool boobu mën na ci jëlee tétanos kon ñeenti bunt yooyu moo am te li ma ci bëgg dolli mooy xam nga doomu jàngoro tétanos dafa nekk ci biiru jur gi di dund nag ci seen biir maanaam jur gu nga xam ni day dundee ñax doomu jàngoro tétanos day fees dell ci biir butit yi waaw nga non c'est normal Clostridium tétani c'est normal mu nekk seen biir di dund te du leen gaañ jur googu bu nefre yooyu day génnaale doomu jàngoro tétanos mais du des ci biir du déedéet mu ngoog voilà affaire bi day génn doomu jàngoro tétanos bi day génn mais buy génn mën na nekk sax ay sport mooy doomu jàngoro tétanos bu dërkis nga xam ni dafay maanaam pour rey ko daal il faut que nga def dara ndax
gis nga sport yooyu pour nga rey ko da ngay koy baxal à 140 degrés pendant 15 minutes. pour nga rey ko doomu jàngoro bu dëgër boobu dërkis boobu di sport. kooku mooy sport bi. sport boobu nag mën na nekk ci biir ñax mi. mën na nekk ci biir mboom mi. mën na nekk ci biir ngooñ mi waaw loolu mais condition yooyu mooy tax tétanos mi ngi suñu réew mi. mi ngi suñu réew mi maanaam fii la sax. waaw avant ñuy juddu tétanos a ngi fi woon. après ñun tétanos a ngi fi mi ngi fii ci suuf si mi ngi fii partout. maanaam elle est endémique. waaw endémique bu fekkee feebaru nit la endémie la ñuy wax. mais bu fekkee ñun jur gi la enzoocie la ñuy wax. waaw enzoocie la ñuy wax maanaam daf fi sax. daf fi sax. waaw man damay gis ci seen langage vétérinaire yéen a am seen propre langage. waaw bien sûr par rapport aux animaux. dëgg la mais docteur feebar bu dugg si bàyyima bi laataa boroomam di dem ci vétérinaire bi pour di ko xoole nan lay def pour xam ni moom kat malaan bi tétanos njortu na ni tétanos moo ko dal maanaam symptômes yi. waaw symptômes yi mooy melokaan yi nga xam ni fas wi bu ko wanee rek njortal ni tétanos te ñu bëri xam nañ ko sax léegi boo gisee fas wi buy dox na statut maanaam statut ni muy bouger nga xam ni dafay wow koŋ loos wi jub xocc fas wi buy dox daal dafa mel ni yaram wi yëpp ay ànd dafa mel ni rek ku yore békki di dox waaw mu ngoog fas wi day ñaq toy xepp waaw fas wi daanaka bu sexee ngooñ wala mu bëgg naan dootu ko mën a wanaasu waaw ndax tétanos dafay def ay contracture ay spasme moo tax fasu am tétanos da ngay gis sax ñaare da ngay gis ngooñ mi bu ko sexee ngooñ mi daf koy ŋànk da ngay gis ngooñ mi fas wi day taxaw gémmiñ gi fees dell ak ngooñ ndeysaan ngooñ mi mënu ko sàqam mi ngooñ mi mënul ko wanaasu mënul jàll moo tax nasaraan yi tubaab yi dañuy wax le cheval fume la pipe expression boobu maanaam fas waa ngi tox gën ndax sex na ngooñ mi mënatu ko yëy mënu ko wanaas te mi ngi des ci gémmiñ gi loolu melokaan la boo demee ba nga xam ni nopp yi dafay ni jadd taxaw nopp yi day taxaw nopp fas wi day taxaw en général boo xëccee nopp bi bàyyi ko day mel ni mbaq day dóor quoi gennu fas wi day dem ba taxaw maanaam ndiggu fas wi geen gi noonu lay continuer comme geen gi dafa war a wàcc voilà geen gi dafay kii fas wi buy dox day tayal maanaam boo bëggee fas wi tourner fas wi day tayal boo bëggee fas wi arrière fas wi day tayal waaw kon yooyu ay signe la day wane ni fas bi dafa am doomu tétanos dugg na ko waaw donc loolu kon ay signe extérieur diagnostic loolu dina mën a tax sax vétérinaire bi bu fas yu ñëwee borom fas bi dikkee bu leen ko expliquer rek yéen di ngeen avant ngeen di def seen i diagnostic di ngeen xam ni même voilà pas 100% mais di ngeen xam ni mais am na benn signe pathognomonique kooku c'est un terme maanaam signe boobu moom boo ko gisee ci fas rek gëmmal ni dafa am tétanos mooy lan mooy da ngay jël sa loxo teg ko ci mâchoire inférieure fas wi nga yëg comme si nuque bi nii waaw ci mâchoire inférieure bi nga téenal fas wi nga téenal ko yëkkati bopp bi di nga gis fas wi day mel ni kuy regeju maanaam non bët bi dafa am xam nga fas ñetti xef la am ñetti xef bi ci kaw xef bi ci suuf ak beneen xef troisième paupière fas wi amee tétanos
boo yëkkatee bopp bi rek da ngay gis fas wi day mel ni luy regeju da ngay gis affaire bu xonq coy muur bët bi benn membrane buy jóge ci koñ bi muur bët bi loolu mooy membrane nictitante troisième paupière c'est la troisième paupière du cheval ndax fas ñetti xef la am xef bi ci kaw xef bi ci suuf ak paupière boobu nag da nga koy gis loolu boo ko gisee rek xamal ni tétanos la y a rien à dire dafa fas wi dafa tétanos. mais dégg naa ci sa biir waxtaan nga ni borom fas yi lu ci bari ñoom dañuy dem ba dañ koy xam yéen parfois da ngeen def rencontre ak kii ñi nga xam te ne ñoom ñooy yar fas yi da ngeen di leen di jàngal comme ça di seen bàyyi may suñu amee yenn feebar ñoom laataa ñu ñëw kër docteur ñoom dinañ xam ni gaa fas bi lii moom moo ko dal loolu dina leen faral di arrivé. waaw comme yenn rencontre yu ngeen di def. xam nga dina faral di am. mais tétanos moom dafay feebar bu doy waar parce que wax naa la sànq fukki fas yu tétanos juróom-ñett yi day dee kon borom fas sax moo gën a ragal tétanos ñaare sax buy ñëw day njortu ni fasam dafa tétanos mais li ko vétérinaire bi njëkk laaj mooy sa fas yu ndax guddi dina goor waaw ndax guddi bu guddee fas yu dina goor mu ne la fas wi ñetti fan a ngi nii day taxaw rek loolu tamit signe tétanos la ndax nee naa la toxine bi bu commencé séréti poson boobu système nerveux yóor gi lay jàpp fas wi contracté dëgër këcc boo laalee yaram wi day mel ni béton day dëgër këcc loolu tamit tétanos la. léegi moom su indee fas bi ci yéen nan ngeen di poser diagnostic bi. waaw mooy li ma la wax comme ça nii déedéet d'accord naa que ni moom expliqué na la ni la que fas bi dafay contracté yaram bi dafay contracté mënut a góor mënut a taxaw mais yéen am ngeen yeneen façon yoo xam te ne moom ngeen di utiliser pour xam ni fas bi dafa tétanos à 100% parce que moom daf la expliqué rek. non léegi bu indi xam nga bu fekkee daf la téléphoné di la wax. waaw di la wax. da nga koy laaj. nga ne ko fas wi ndax mi ngi góor guddi. da nga koy déglu. nga ne ko fas wi. demal jël sa loxo teg ci po bi ndax dëgër na wala dëgërul ndax nooy na wala nooyul nga ne ko fas wi jéemal ubbi gémmiñ gi. kon kay moom moo lay defal. non yow indiwul fas wi de yow par exemple fas waa ngi à 50 kilomètres à 100 kilomètres gisagoo fas wi. mais téléphone rek la wax mais yow da nga koy laaj màndarga yooyu ndax gis na ko ci fas wi waaw nga ne ko jéemal jël sa loxo. teg ci suufu mâchoire inférieure bi yëkkati ko ndax membrane boobu xonq coy troisième paupière bi ndax dina fas wi dina mel ni kuy ragaju xam nga en général bu fekkee dafa sore dafa lay wax ni yi ngi may wax yëpp docteur am na ko bu fekkee nag daf ko indi en consultation yow nag yaay seet yooyu bu fekkee daf ko indi sa cabinet yow la war nga examiner cliniquement nga xool fas wi ndax mandarga yooyu feeñ na ci. ndax lan moo tax docteur mi indi question boobu ne damay ragal ni bëggoon naa la ko laaj sànq que ni mu am beneen maladie boo xam ne similaire na ak façon kii boobu noonu mu wax boobu looloo tax ma leen wax laaj ne la ndax buñ kii li ngeen di posé beneen diagnostic. non bu fekkee fas la daanaka bu fekkoon xaj la. xaj day am tétanos mais xaj day am rage xam nga tétanos muy ci nit muy ci xaj muy ci nag muy ci fas dafay dëgër yaram wi dafay dëgër dootul mën a wanaasu dootul mën a wann dootul mën a sex dara rage ci xaj màndarga yooyu dafay feeñ mais xam naa ni beneen émission dañuy waxtaanu rage nga xam ni kooku tamit feebar bu doy waar la ndax ay 60 000 personnes dinañu dee chaque année ci àddina bi à cause de la rage waaw incha allah léegi docteur ñu jublu rek traitement bi moom cher na wala metti na ci ki nga xamante ne moom moo yor fas bi tétanos dal ko. xam nga le pronostic maanaam yaakaar ni fas wi dina sauver wala du sauver le pronostic est très 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 réservé. Très réservé pour ne pas dire très très faible man en général fasu am tétanos
bu fekkee mi ngi ci phase de début parce que phase de début bi yenn signes du ñu feeñ maanaam tétanos bi dugg ko ndax incubation bi en général mën na def 8 à 10 jours. amagul doole daal ci biir. waaw doomu jàngoro ji amagul doole. là il faut nga wax ak borom fas wi il faut nga wax ak borom fas wi da nga koy ni sa fas wi tétanos moo koy dugg sa fas wi traitement bi dafa laaj garab yu bare ndax dafa laaj le sérum antitétanique curatif à forte dose en général da nga koy defal en intraveineuse lu tax parce que sérum antitétanique boobu moom mooy xeex ak toxine bi xam nga nee naa la sànq tétanos benn doomu jàngoro la benn bacille bu ñuy wax Clostridium tétani mais Clostridium tétani boobu dafay sànni poson dafay sànni tooke dafay sànni poison ci deretu fas wi donc il faut nga xeex ak toxine boobu sérum antitétanique ba pare xeex ak microbe bi nag bacille bi pour nga xeex ak moom il faut des antibiotiques en général groupe pénicilline ak yooyu antibiotique ça coûte cher tétanos bi sérum bi sax moo gën a cher mais loolu da ngay wax waa ji que sa fas wi tétanos ko dugg mais dañuy jéem parce que ngay traité ba pare fas wi déedéet nga traité ba pare traité mën nga dépasser 100 000 borom fas wi mën na dépenser 100 000 parce que chaque jour il faut traiter mais nag bu demee ba pare daal di daanu daal di dee xam nga il peut être déçu daal di ni vétérinaire bi daal nangam déedéet wala kii bon mais man am naa ci expérience ci benn village benn waay ñëw indi fas wi tétanos la doon def ma ne ko kii garab yi dafay cher mu ni ma fas wii lu nekk am naa ko ci moom lu nekk defal na ma ko kon fas wi lu mu laaj lu traitement am laaj def ko ci waaw man xooluma lu may dépenser mais yàlla may ñu ndam ba mu sauvé mais fas woowu propriétaire bi 65 000 la dépensé waaw 65 000 moom jaral na ko ndax li mu ko indil moo ëpp waaw bien sûr donc traitement bi c'est aléatoire donc ça veut dire que prévention maanaam lu ñuy wax wolof xoddeeku bala ngay lakkale donc balaa tétanos di attaquer sa fas nga dugg ci coono nga vacciner vaccin bi am na malheureusement Sénégal vaccin bi ñu utiliser mooy VAT mooy vaccin bi ñuy jaay ci pour nit yi VAT. ok dañuy dugg def docteur nan la ñuy def rek ba fàgganikoo ba feebar boobu lay dugg ci biir fas yi maanaam prévention mais prévention bi day am ñaari cër bu ci jëkk mooy hygiène bi maanaam fas bu gaañoo na nga yóbbu ko ci vétérinaire wala yow bu gisul vétérinaire wutal ndox nga baxal ko teg ko ba mu nungu jël saabu ordinaire nga raxas góom bi ba mu set fi mu dagg nga raxas ko ba mu set bu fekkee nag yàlla def na sérum antitétanique jóge na la ñu piqûre ko waaw parce que sérum antitétanique durée bi 15 jours 21 jours la 15 jours 21 jours kooku du jotewul dara ak vaccin bi kooku moom la ñuy wax sérum antitétanique kooku immunité bi weesuwul 21 jours maanaam boo ko piqûree fas wi faj góom bi sérum boobu dina ko défendre daal ci 21 jours en attendant góom bi gaañu bi wér que voilà doomu jàngoro bi du mën a feeñ vaccin bi VAT la tudd vaccin antitétanique loolu protocole bi da ngay piqûre fas wi bu amee 1 mois nga piqûraat ko bu amee 3 ans 1 an nga def rappel bi mais fas woowu day vacciné wu mais deuxième rappel xam nga ñaari piqûre la première piqûre bi nga xaar fanweeri fan 30 jours
bala ngay def deuxième piqûre bi deuxième piqûre de rappel boo defee deuxième piqûre de rappel 10 jours après la deuxième piqûre de rappel le cheval est immunisé contre le tétanos. dootu ko dalati. non il y a des rappels léegi nag 1 an bu nekk 1 an la koy téye rek ba waaw 1 an 2 ans. ah non 1 an nga piqûraat ko après nga xaar 3 ans. ok waaw nga xam ni le cheval est vacciné bu fekkee wajan la bu ëmb mën nga bàyyi ba mu nekk ci weeram nga piqûre ko vaccin bi nga xam ni doom ji bu juddoo soow bi muy jëkk nàmp ñu koy wax colostrum léeran soow boobu day ànd ak anticorps. moom tamit day aarale voilà doom bi ci tétanos. voilà docteur dañuy bàyyi rek ñu gën a ñaax léegi tétanos laataa ñuy dugg ci beneen sujet boo xam te ne dama ko ci laaxaale rek ñu waxtaane ko tuuti rek. waaw léegi toute façon li ma leen wax rek mooy tétanos lu garaaw la. tétanos mën naa wax ni tétanos boo seetee ñiy vacciné Sénégal ma wax la ñiy vacciné tey en général fasu course yi fas yi dawal course xam nga fas yu day fas yu jar waaw mais man damay ñaan borom fas yépp ñuy vacciner seen fas contre le tétanos ñu bañ a bàyyi rek borom fasu course yi ñoom rek ñuy vacciner mais vaccin bi même vaccin bi boo defee benn piqûre cher na wala cher même pas 3000 francs xam nga loolu cherul 3000 francs nga def benn première piqûre bi 30 jours plus tard nga def deuxième piqûre de rappel donc en gros mais du àgg sax 10 000 francs ñaari piqûres yi du àgg sax 7 000 francs sa fas aaru pendant 1 an mais nag boo ko vacciné ba pare terewul sa fas bu ko pont jamee wala seng xotti ko terewul nag nga dem jëli sérum xam nga li ma wax. vaccin bi ça n'a rien à voir voilà ak sérum non bi. mais vaccin bi ça protège pendant longtemps mais sérum bi moom protection immédiate waaw rak fas bi pont jam na ko léegi naa ko defal sérum bi waaw sérum antitétanique kon may ñaan ñi yor fas Sénégal gépp seen internautes yi bu ñu ko mënee jàllale sax ci borom fas yi seen dëkkandoo yi ñuy vacciner seen fas tétanos bés bu amee blessure ñu dem ci vétérinaire bi mu defal ko sérum antitétanique waaw di leen fàttali rek ba léegi ne moom chers amis internautes ñu ngi ci biir Bakel 24 TV tey ji ñoo amoon fi benn gan boo xam te ne ku miin ak ko xam li muy def la muy docteur Lo di vétérinaire fii ci Louga docteur ba léegi ñu continuer wéyal waxtaan bi dafa am loo xamante ni jigéen ñi ñu ngi koy utiliser muy Ivomec ni dañuy faj yenn góom yi wala yenn teen yi wala yenn kii génn ci bopp xale yi ñu koy utiliser nag lu bare ñàkk a xam la wala la moo ngaañ gi ci biir. loolu lu ma metti la parce que Ivomec garabu jur la maanaam dafay rey teeñ ci jur di rey saan maanaam paaka ñaari boor la Ivomec bi mu duggee Sénégal Ivomec bi muy dugg Sénégal c'était en 86 ak léegi xaw ma ñaata at la Ivomec bi muy dugg Sénégal man maa ngi nekkoon Tamba comme inspecteur régional élevage Ivomec ba tey mi ngi Sénégal ba tey vétérinaire yaa ngi koy utiliser mais Ivomec dafay rey teeñu jur di rey saanu jur mais dañu remarqué que jigéen ñi ñaare seen doom bu amee teeñ bopp bi dañu koy wat ba mu set dañuy ñëw ci vétérinaire ni ko jaay ma Ivomec dama am xar mu ma koy pikiir ndekete yoo boo leen ko joxee duñu ko pikiir xar. kon ñoom bu ñu dikkee di ko jënd si yéen duñ leen wax ne dañ koy utiliser pour seen i bopp non mais dañ leen wax ne dañ koy utiliser mais systématiquement man ku ñëw man jigéen bu ñëw sax di ma laaj Ivomec man damay maandu. jigéen bu ñëw di ma laaj Ivomec dama lay laaj loo koy doyee. parce que en général dañ lay wax ni am naa ku may pikiiral sama kër te xam nga vétérinaire barewul Sénégal. di nga gis nit jóge ci village jigéen ñëw ni la jox ma dama bëgg dose Ivomec. nga ni ko loo koy doyee mu ni sama am xar ku la koy pikiral mu ni la suñu kër am na ku fa mën pikir mais boo ma nee dama koy diw sama bopp rek duma la bàyyi nga eggale
parce que Ivomec boobu boo ko diwee ci boppu xale bi dëgg la teeñ yi dinañu dee. te ñoom dañ koy raser ba pare. dañ koy raser diw Ivomec bi ci boppu xale bi mais li ci doy waar mooy boo ci tegee quelque temps Ivomec bi day fendi xam nga der dafay noyyi. der dafa am ay pores. Ivomec boobu ñuy def ci boppu xale bi day dugg ci deretu xale bi dem ci yóor gi yàllaa xam nag yàllaa xam xale boobu lan moo koy dal fileeg ñetti weer fileeg ñetti at fileeg ñetti fan kon danger bu garaaw la bu garaaw a garaaw a garaaw a garaaw waaw dafa mel ni rek xaru tabaski yi ñuy pikiir Ivomec te Ivomec boo ko pikiree xar war nga toog benn délai bala ngay rey xar bi. comme ça man war nga toog ban durée. xam nga tabaski 20 juillet la. bon mais am na Ivomec yu nga xam ni délai d'attente bi maanaam délai bi nga war a xaar bala ngay rey xar mi 60 jours la am na yeneen Ivomec yu nga xam ni 28 jours la mais loolu vétérinaire bi koy biy def Ivomec moo war a expliquer borom xar mi tabaski mu ni ko kii mënatuloo ko piqûre parce que délai d'attente bi Ivomec D par exemple 66 jours la xam nga 66 jours tabaski desatul 66 jours ah beneen am na Ivomec façon yu nga xam ni délai d'attente bi 28 jours la même per yi ñuy wax waat de peine délai d'attente bi yii 7 jours la yii am na bu dem ba 21 jours am na comprimé par exemple bu baax bu ñuy wax Oxane je ne fais pas de la publicité Oxane bitim réew lañ ko defaree mais mi ngi fii Sénégal Oxane boobu délai d'attente am 21 jours la. mais di xam la moo ma jaaxal léegi ñoom lu tax ñu taamu ci xaru tabaski bi nga xam te ne ñoom dañ ko war a rey ñoom ñu koy piqûre Ivomec avant ñu koy rey. non pour mu duuf nee naa la Ivomec day rey loolu yéen da ngeen koy expliquer nit ñi que ni ñoom war nañ ko dundee jox seen xar yi pour mu duuf avant tabaski te ñoom ñu war ko lekk. mais xam nga rek am na ñu nga xam ni jëndaguñu xar am na yow xam naa ne yow da nga am xar ba pare. mais am na ñu nga xam ni jëndaguñu xaru tabaski mais bu ñu jëndee xaru tabaski dañuy ne xaaral ma dem ci vétérinaire bi mun piqûreel ma ko Ivomec ndax mu rëy fileeg tabaski te loolu mooy indi danger yi waaw. kon daal c'est à éviter Ivomec bi ñuy def ci boppu xale yi ak tamit 15 jours wala 20 jours avant tabaski ñu jël ko di ko piqûre seen xar yi uniquement pour mu rëy nañ ko moytu parce que am na ay danger ci biir. docteur ñu waxtaane rek utilisation Dapsone man gis nga man dafa mel ni sax suñu clients yi ñu ci bëre xam naa ni pour tooñ ma pour indi histoire entre guillemets dañuy ñëw ni ma am nga Dapsone pour xool sama réaction pour yëngal ma rek xam nga Dapsone feebaru ngaana lay faj Dapsone du médicament vétérinaire la lèpre lèpre nga xam ni doomu jàngoro bi Mycobacterium leprae Mycobacterium mais lèpre ñetti garab a koy faj ci àdduna Dapsone Rifamycine ak beneen ñett yooyu la ñuy boole di ko fajee lèpre moo tax clients yi bu ñu ñëwee fii sama cabinet en général di ma ni jaay ma Dapsone mooy per yu sew yi Dapsone nee nañ ma baax na man leen non yéen yow xanaa mosoo génn njàmbur am mu ni ma waaw man de mosuma génn njàmbur ma ni ko njàmbur en général bu génnul njàmbur du xam lèpre parce que lèpre ndeysaan feebar bu metti la bu dal suñu bu nga xam ni il faut nga dem booru Thiès booru Kaolack booru Mbour ay Koutal ay Peykouk ay Mbaling yooyu boo demoon boor yooyu Peykouk Koutal Mbaling ñooñu ñoo xam lèpre feebar bu metti la moom it ndax day dagg sa ay cër loolu la Dapsone di faj moom ak yeneen ñaari antibiotiques ñun duñ ko jaay pharmacie duñ ko jaay mais ñoom xam nga aussi
Dapson dañu ñëw ne la ah man de bi ma joxee sama fas yu Dapson dafa tane biir bi doon daw dafa tane mais loolu sax xel war na ko mën a nangu ndax Dapson antibiotique la antibiotique bu nga xam ni day rey doomu jàngoro lèpre mais ça veut pas dire que doomu jàngoro lèpre rek lay rey donc doomu jàngoro bépp bu méngoo ak boobu lèpre daf lay rey donc sa fas mën na am jaare mën nay sëqat mën nay am beneen feebar ay genre ndoxum siti Dapson daf koy faj ndoxum siti ndax ndoxum siti ak lèpre c'est pas la même chose mais xaw nañu kii ah xaw nañu am nañu luñ kile waaw moo tax nit ñi di ko utiliser di ko jox seen xar mi biir bi day daw mu dem dëbb Dapson solal ko fas wi biir bi day daw mu dem dëbb Dapson solal ko biir bi taxaw mu ne Dapson na faj sama fas mais encore une fois Dapson du garabu vétérinaire Dapson feebaru ngaana moo ko tax a jóg waaw kon loolu defe naa ni duñu tàyyi di ko wax di ko signaler nit ñi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ci cadre docteur nee na Dapson feebaru ngaana moo ko tax a jóg muy la lèpre nañ ci bàyyi xel bu baax docteur lan mooy sa dernier mot rek ak looy tàggatoo ak looy ñaaxaat ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir jur gi. waaw di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm bépp vétérinaire bu nekk Sénégal bépp vétérinaire d'ailleurs sax ñu ngi waaj a taxawal benn syndicat national bu mag ma leen di souhaiter vraiment bonne réussite pour seen travaux di ñaax nit ñi tamit éleveurs yi ñu gën a góorgóorlu xam ni ñoom seen alal ñoom ñoo ko mën a téyel seen bopp nañuy jóge vétérinaires yi di éviter aussi di jënd garab ci marché yi luuma yi di jënd ay médicaments vétérinaires médicaments de la rue ndax fan yi rek douane bi yéen a ngi gis ñu lay wax ay jàpp nañu valeur u 1 milliard valeur u nangam ak nangam yooyu yëpp garab yooyu yëpp buñ ko dugalee ci suñu élevage daf koy jëmale gannaaw mais du ko jëmale kanam encore une fois di leen remercier yow maam ak sa technicien Serge di Mami Mbar di leen gërëm di gërëm waa Bakel 24 TV di leen jox dig daje ba beneen ndax dinañu mën a waxtaane yeneen sujet yeneen sujet yow sa toogaay fii dafa am solo macha allah maa ngi leen di gërëm di leen sant contentement rek la ñuy am di teewal docteur Lo ndax moo waxtaanam xam-xam rek leen ciy jëlee di remercier suñu mbokk internautes yi nga xamante ne ñoo ñuy safoo fépp ci biir Sénégal di leen wax ni leen Bakel TV 24 nii rek lay def ak yéen saa su ne ak ay émission yu am solo di leen jox rek dig daje ci yeneen émission incha allah rabbi